mais ñun li ñu suñu taxawaay mooy interpeller jeunesse su Sénégal et par-delà elle population Sénégal yépp képp ku fi am un semblant de citoyenneté koo xam ni yëg nga ni ci askanu Sénégal nga bokk bul bàyyee kenn dara xamal ni mbir mi sa mbiru bopp la parce que dañu bëgg a atteindre ci suñu liberté bëgg ñu atteindre suñu dignité ci loo xam ne dafa jalgati yoon parce que gis ngeen tey li xew assemblée sax day wane ni carrément lijjanti wuñu yoon léegi nag ñun fi ñu jëm jàmmaarloo rek la ñu jëm wax dëgg yàlla loolu il faut pas ñuy raay wax bi wala ñuy sol ay gants wala ñu ciy sóoraale ku ñu topp incitation à ceci ou à cela parce que fi mu nekk nii ñun dañu agressé ci suñu liberté dañu agressé ci suñu démocratie ba noppi bëgg ñu gérer kumba am ndey kumba amul ndey duñu ko accepter parce que mënuñu comprendre ñu topp ay militants Pastef di leen jàpp benn par benn di leen coller ay motifs de atteinte à la sûreté de l'État incitation à l'insurrection incitation à la révolte et cetera et cetera et cetera ci jamono joo xam ne député Aliou Dunguru Sow Karim naan ko Dunguru ñëw na fii menacé Sénégal yëpp jaasi ni képp ku contre troisième mandat na pël yi jël jaasi defante kook moom ba noppi installé pël au pouvoir loolu dérive ethniciste la sax apologie ethniciste la sax loolu moo gën a grave lépp te kooku député la comme Ousmane Sonko te ba mu koy def flagrant délit la soxlu woon ni dindi mbalaanu kiiraayam donc loolu moo ñu may ñun askan wi ñu organiser la résistance parce que fi mu nekk nii débat bi dootul ay débat xam-xam dootul ay débat démocratie dootul ay débat liberté débat defante la rapport de force moo jot parce que moom depuis 2019 la pare suréquipé ay forces de l'ordre am doon am lu mu doon séntu far amul force de l'ordre yooyu fi mu nekk nii ñooy jël ay balles en caoutchouc di exercer wu ci kaw population yi di jël ay gadget yu bees yu ñu leen jëndal di ko utiliser ci kaw population yi nga xam ne dañ leen di fekk ci seen àq ak seen yelleef parce que ñi ñuy topp nii tey yëpp li leen ko yóbbee nguur gi moo leen ko yóbbee parce que moo jël benn acte illégal convoqué député boo xam ne dafa jouir de son immunité parlementaire ba noppi ni da koy jël si buntu këram ay nitam ñëw pour défendre ko parce que ñooñu amuñu benn légalité pour ñëw jël si député bu am immunité parlementaire biir këram loolu moo indi jàppante yi jàppante yooyu nag incitation boobu mu ngi jóge ci autorité bi nga xam ni moo créé loolu kon léegi ñun askan bi suñu constitution daf ñu may ñu résister bu fekkee ni dañuy teg ay nooteel kon fi mu nekk nii jox na ñu bañ a raay wax bi bañ a sóoraale procureur kaso rek la am régime bi amul leneen lu dul kaso kese la am te il faut mu am lu dëgër pour yóbbu nit ki ci yoon léegi ñun dinañu organiser ay comité de résistance ci quartier yëpp organiser ndaw yi parce que ñun dañuy noot kon il faut que ñun tam ñu organiser wu pour taxaw jàmmarloo ak ñii te duñ ko raay duñu raay wax bi duñ ci ragal ay dem kaso wala ñuy brimer wala ñuy gaañ wala quoi que ce soit parce que jàmmarloo moo fi des rapport de force parce que amatul droit amatul légalité ñii dañ leen di topp ci yoon ci loo xam ne ñoom waa APR bu ñu ko defee dara du leen ci fekk cité naa Aliou Dunguru Sow Khalifa Sall ba ñuy lever immunité parlementaire am mu ngi biir prison te dañ ko bañaloon ñoom lu leen neex la ñuy def kon ñun tamit nañu am fullay taxaw boole suñu doole organiser wu au niveau des quartiers préparer ay comité de résistance comme ñoom ni ñu waajalee seen ay takk der pour que bés bu jàmmaarloo jotee ñu defante kook ñoom parce que ñoom ñu ngi jëm ci forcing ci benn dossier boo xam ne bu fekkee ni dem nañ suivre nañ ko poursuivre nañ ko jusqu'au bout immunité parlementaire du boo xam ni alxam la procureur di topp ñu ni Ousmane Sonko la ñuy dindi mbalaanu kiiraayam dañ koy convoqué tëj ko ñun nag duñu xaar ba loolu am ñu naan dañuy organiser wu ñuy dal suñu kaw ñu ñuy piste di ñu jàpp benn par benn parce que ñoom bu ñu paree ci Ousmane Sonko ci ñun ñii ci table bi lañuy jëm commencé ko ci ay Assane Karim ñun ñii suñu wax daf leen di déranger suñu taxawaay daf leen di déranger kon maa ngi woo toute la jeunesse ñu jël mbir bi seen mbiru bopp def ko au sérieux affaire bi dafa dépassé mbiru Ousmane Sonko
Karim nitu dëgg valeur la bokk mais day soutenir Ousmane Sonko kii jeunesse au pouvoir la bokk présidentielle yi Ousmane Sonko la soutenir man mii noonu et cetera mais ku ci nekk mu ngi garder identité am parce que Sénégal moo ñu boole ku nekk dafa am koo yaakaar ni xëy na bu ko yoree dina tane donc loolu mooy démocratie mooy compétition saine ci biir urne la nit di wanee dooleem et non jumtuwaay yi ko état jox mu koy wëlbati ci kaw population yi kon kuréel bi ñu sos tey tudd le peuple ñu ngi ci woo bépp organisation boo xam ne défendre Sénégal jot na parce que 88 démocratie la ñu menacé woon mais booba ndaw yëpp dañu jóg mag yi sax dañu jóg ay maire sax dañu jóg nekk ci mbedd mi xeex ba Abdou Diouf dellu gannaaw ba ñu nangul def démocratie ba ñu am code consensuel lu 92 boobu nga xam ni moom la fi Macky Sall teggi ñëw teg leneenam loolu nag mooy ñëwaat parce que suñu démocratie buñ ko naree salfaañi suñu liberté buñ ko naree salfaañi dañuy jóg xeex ko kon mot d'ordre bi mooy mobilisation de la jeunesse organisation des comités de résistance dans tous les quartiers et à travers tout le pays ba noppi toog di xaar parce que le peuple est souverain parce que état lu mu am doole askan bi moo ko ëpp doole donc il faut que ñu gëm loolu bañ fi nekk fii di calculer ay lu ñu ci mën a fekk nañu xool li ñu war ñu def ko wasalaam. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, en français en wolof bon donc maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ci seen ku ci nekk ci tur ak santam di ñëw en tant que sénégalais d'abord parce que Sénégal gépp fi mu toll nii ñoom lañ interpellé par rapport ak li xew ci réew mi d'abord mooy nuyu les responsables bi ma fekk muy camarade Clédor Sène camarade Massou Mboup camarade Abdou Karim Gueye camarade Assane Diouf ak sëñ Cheikh mi nga xam si moom dafa jóge ba Touba pour ñëw fekke mbir mi ak mon camarade Madina Dieng bu 1 million marche ak ñi nga xam ni ku ci mel ni professeur Cheikh Omar Diagne nga xam ni confirmé na ma ni ma dina ñëw fekkee conférence de presse bi ak yeneen leader yoo xam ñu ngi koy yaatal moo tax ñu tudde ko le peuple parce que ñun la ñu intéressé mooy dajale peuple bi parce que nag bu réew mi tollee fenn fi képp ko yoxi dootoo gor te réew mi foofu la toll président Macky Sall dictature la bëgg a imposer Sénégal te kenn du ko nangu il a fini nag d'installer la dictature au niveau des institutions fi mu toll nii def na lu ko neex depuis 2012 mi ngi waajal lii muy def nii comme niñ koy waxee ñoom mooy nommé aux fonctions civiles et militaires moom mooy nommé képp koo xam am nga ndombal tànk ci magistrature bi mooy nommé képp koo xam ne am nga doole ci réew mi na saxal lépp jaay doole waabale lépp ne lu ko neex lay def man maay buur man maay maître de Dior loolu la président Macky Sall wax kon nag ñun sénégalais yi dañoo war a am fulla parce que réew mi dénkuñu ko pour mu teg boppam buur ñun président de la république lañ faloon 2012 mais gis nañ ni moom léegi buur la jàppee boppam nga xam ne lu ko neex lay def kenn du ŋaang ku ŋaang mu tëj ci kaso bi di xoqatale nit ñi police ak gendarmerie loolu moo mënut a continuer loolu moo ñu fi andi tey pour wax ak sénégalais yi wax ak ñëpp ñi nga xam ni ay leader d'opinion lañ te dëgg rek ñor leen parce que ñun man ku ci mel ne man ak ñi ñëpp ku ñu xam ne nekkuñu fi di parparloo nekkuñu fi pour di jàppale kii wala kee dañuy jàppale réew mi xam ne réew mi moo nekk en danger parce que ñun bu ñu jëlee prétexte bii nga xam ne moo tax ñu dajal leen fi tey mooy le cas Ousmane Sonko c'est un leader politique man bokkuma partem ñii fi nekk ñu bëri bokkuñu partem kenn bokku fi partem donc ñun li ñu intéressé mooy ñu taxaw ci dëgg moom bi ñu ko woowee léegi danoo jàngat li nga xam moo am ci dossier bi ñëpp gis ni ki nga xam ne moom la ñuy jiiñ lu ne kon jiiñal Ousmane Sonko ni dalaa yekkataan daa yegg ci yow moom moo doon organiser di wax kañ la Ousmane Sonko yi ñëw kañ lañ mos a gis nit koo xam day organiser violent fan lañ ko mos a gisee ci àdduna bi loolu moo tax si réseau Siggil Jigéen ñi nga xam ne fu nu mos a tuumaale nit ni yegg na ci jigéen ñoom ñoo daan jël avocat tey ñoom ñëpp ñu tey ci te koo ci wat suuf mu ne la viol amul nañu waxante dëgg gis nga àdduna ñun dañoo gëm ni bis penc day am te bis penc ku ci nekk da ngay taxaw nga wax li nga waxoon ak la nga def li nga defoon yàlla subhanahu wa taala ni la ba ñu jiiñee Ousmane Sonko
ni dafa yàqtaan nit te ñëpp gis ne dara jaaru ci yoon yow lu doon sa position kon ñun loolu moom tax a jóg nan lañ mën a jiiñe nit lu mel noonu ñu ne caméra de surveillance yi kenn xamatul fu ñu nekk caméra de surveillance yi moo gën a gaaw pour les plaire sénégalais yëpp atte lu tax ñu ne kenn du waxat si caméra de surveillance yi ñu ne xale bu jigéen bi ka ko fa jël si après 21 heures ma nga yore téléphone am naan ñëw leen jël si ma ku ñëw violé nga naan kaay leen jël si ma la ngeen ma doon laaj am naa ko xale bu jigéen boobu téléphone am ba kan la doon waxanteel kenn nanguwu ci wax te jiñ ci ab avocat bu jege nguur gi wala borom këram jege nguur gi ñu jiñ ci koo xam ni moom ci boppam doomam mi ngi ci rëj moo jëlee xale bu jigéen bi te kenn waxul ci loolu téléphone ba ñoom ñaar lu ñu waxante pour que ñiy ruube naan est-ce que complot la bis bu ñu nangu woon rek procureur demandé Sonatel mu def extrait ci communication bi xale bu jigéen boobu tudd Adji Sarr mi tuumaale bu nangu woon moom procureur wax Sonatel ni na def extrait communication yi mu def ci guddi gi rek Sénégal yëpp jàpp xam ni dëgg gi fii la féete mais lu tax nangu ñoo jëm foofu yow da ngaa bëgg yëf yi leer te lii tax mu leer doo ci wax naan de layam mi naan waru foo na dem alors que salon ba kenn terewul ñu dem fa léegi moom bu fa demee waru faa dem ñun suñu yoon nekku ci xam nga lu ñu intéressé mooy leen ko tuumaal dañu tuumaal ni dafa yegg ci xale bu jigéen boo xam da koo jaay doole ña nekk di témoin yëpp fekke ko muy ki moom salon bi ak ki nga xam mooy jëkkër borom salon bi ak kam fa nekkaloon di massé Ousmane Sonko ñoom ñaari masseuse li ñu wax lu leer nañ la viol amul kon nag buñ bëggee gëmloo sénégalais yi leneen duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg fi may daaneel nag mooy li nga xam ni moom mooy romadaat parce que xam nañ ni li xale yi naan dil bi setul danoo daanu ba xalangu dan doon tuumaal nit te yàlla subhaanahu wa taala cey yàlla subhaanahu wa taala moo ay ci fóotum buur yàlla subhaanahu wa taala moo ay ci póotum buur kuy bopp woowee sa bopp buur danoo def li ñu dil defar na dil bi set na far setul lépp nër melu na ku ko xool xam ne kàcc kese nekk ci dossier bi te lu kenn dul werante donc léegi nag moo tax ñuy jéem a wut beneen lay naan la veille biñ ko waree jëli ci koo xam dafa am immunité parlementaire maanaam mbalaanu kiiraayam bala nga koo mën a jëli da nga koy dindi wuñ ko dem convoqué ko xale yi nga xam ne ñoo taxaw ci dëgg taxaw ne du fi jóge xeex ak police ak gendarmerie ñu xam ne lii solution amatul ñu dellu ginnaaw daan ne nag léegi dañ koy tuumaal ni dafa def appel à la résurrection mooy naa woo pour ñu taxaw fippu nee na loolu la Ousmane Sonko def kon président Macky Sall moom 2011 lu mu defoon ba mu ne nañu organiser wu pour fekk Ablaye Wade ci palais bi déloger ko du palais c'est le terme qu'il a utilisé waa léegi est-ce que boobu moom Ablaye Wade jëlee woon na ko est-ce que moom président Macky Sall bi mu nee nañ organiser wu taxaw ak moom xeex ci mbedd mi est-ce que Ablaye Wade jëlee woon na ko ku bu doon lii muy bëgg a tuumaal Ousmane Sonko moom la mu waxoon 2011 suñ ko ca tuumaaloon loolu kon du nekk candidat 2012 bay gagné réew mi kon nag président Macky Sall dictateur la sénégalais yi bu leen nax seen bopp te bàyyi layam ji ñun d'accord xam ne ñun kii ñu faloon président de la République pour mu defar sunum réew dafa jàppee boppam léegi buur te buur nag bu ko jàppee boppam dañoo war a taxaw jàmmaarloo moom leneen amu fi keneen ku fi wax leneen da ngay wax lu la neex fi mu toll nii l'heure est grave comme ni mu ko waxoon et aujourd'hui personne n'acceptera ce qu'il veut faire donc nous appelons toutes les organisations de la société civile ñëpp ñu ànd nekk benn say au nom du peuple sénégalais moo tax ñun ñu ni lii raam mënta continuer parce que moom dictature bi installé na ko mais léegi dafa nekk ci phase de consolidation maanaam képp kuy leader d'opinion noppil wala mu tëj la ci kaso bi na ñëpp noppi ma jaay leen doole ñun nag loolu duñ ko nangu ku fi taxaw nag dafa ne sa yoon nekku ci yaa ngi nax sa bopp bu paree ci kii dem ci kee bu paree ci kee dem ci kee dañuy jël benn par benn xeex ñun ñëpp mu tëj ñu ci kaso pour def li mu bëgg a def 2024 loolu bëgg te kenn du ko fi may parce que moomul réew donc sénégalais yi nag nekk di layam yi ak ñi nekk ci complot naan ay nee nañ am na sperme am na man yo am suñu yoon nekkul ci loolu pourquoi parce que débat bu di loolu moom jiiñ ñu ko ndax séq naa ndaw si leen ko jiiñ mooy est-ce que da koo violé wala violé wu ko ñoom buñ séqee suñu yoon nekku ci parce que xale bu jigéen du xale bu ndaw am na 20 ans moom Ousmane Sonko mag la buñ séqee même bu amoon par extraordinaire yu suñu yoon nekku ci yoonu procureur nekku ci yoonu kenn nekku ci parce que auberge yaa ngi fees dell bés bu ne nit ñaa ngi sëy Sénégal sëy te amoo jëkkër wala sëy te amoo jabar du fi délit léegi nag il faut que loolu leer sénégalais yi wax naa non nee nañ na def test ADN dégg naa avocat boo xam ni moom dañ koo déjà dañ koo condamné ci viol avocat buñ condamné en France ci viol mu taxaw tey naa non nañ def ADN mais test ADN li muy signifié mooy est-ce que moom àgg na ci ndaw si mais même bu ci àggoon ci ndaw si le contexte bi nekkoon war na leen kenn violé wu ndaw si
mais ñaari adulte même bu amoon laa wax te man gëwuma ni am na parce que médecin nee na bi mu nee leen kaay leen jël si ma ñu yóbbu ko ci médecin ba nee na fukki waxtu ak juróom-benn xale bi toog na ko sëyul loolu leer kenn du ci wax mais sénégalais yi at nañ àtte dëgg kon avocat boobu naan nañ def test ADN waxu caaxaan lay wax li ñu gëm mooy actuellement nu ñuy faagaagale candidat bi ñu tiit 2024 loolu moo fi am président Macky Sall nag kenn du ko may loolu li mu amoon 2019 faagaagal candidat yi dem élection presque seul loolu on l'acceptera plus léegi nag Sénégal ñaari camp moo fi am dégg naa une certaine opposition ñuy taxaw naa non moom kay vraiment c'est dommage extra comme si c'est fait li ñu bëgg mooy bu ñu taal réew mi président Macky Sall li mu bëgg a def nii taxaw ci ginnaaw di ko organiser te naan moom yoonu nekku ci président de la République amul lu ko réer ci àdduna bi ci réew mi muy jiite kon nag bu nee moom yëgul woon kooku wax jooju ku ko dégg sax gëm ko xam nga ne dof nga lépp moom moo ko yëg ay nitam lañ ci cité loolu nañ ko leeral te encore une fois fa laay daanelee plainte contre X bi c'est un scandale au Sénégal musta am yow nan ngay lever immunité parlementaire bi nit koo xam ne kenn cité wu ko plainte contre X nga wax et puis le juge du 8e cabinet nan la mën a xamee que Ousmane Sonko la bay demander ñu lever immunité parlementaire mënul nekk pourquoi parce que moom démarré wul institution bi pour déglu les différentes parties moom ay PV d'audition la jëlee au niveau de la gendarmerie te PV d'audition yi moom mënu cee basé wu pour wax ni moom day ci sur la base d'une plainte contre X que c'est Ousmane Sonko loolu moo tax Assemblée nationale li ñuy def tey ak li ñuy waaj ni c'est illégal c'est arbitraire c'est inacceptable mais nag amuñu Assemblée nationale parce que Assemblée nationale président Macky Sall moo ko moom député ya fa nekk ne nañ député Macky Sall lañ kon nag ñoom ñu dem lever l'immunité parlementaire Ousmane Sonko ci jaay doole wër ta bett benn Sénégalais xam nga léegi lu des mooy taxaw fipp moo fi des ñu ngi jaay doole comme jaay doole lañ nekk sénégalais yi ku ci nekk fa nga toog comme ni ko Clédor waxee nañu organiser wu toog déglu leen parce que réew mi moomuñu ko bu lu mu leen jaral war nañu koo jaral jërëjëf donc Karim salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di présenté wu Abdou Karim Gueye la membre du mouvement Nittu Dëgg Valeurs activiste xam nga di nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp sama grand yi nga xam ñoo nekk ci président bi yëpp di wax ne man je pense que daanaka boo xoolee wax nañ lépp xam nga Clédor ak Grand Dame ak Mansour Mboup wax nañ lépp li am solo rek lenn la quoi mooy man li ma doon wax rek démb ak bërki démb waxu professeur Cheikh Mar Diagne bi laay waxaat rek mais Sénégal bu fekkee am na violeur benn violeur moo fi am bu leer muy violé ñëpp gis ko muy violé Macky Sall la parce que violé na constitution yi violé loi yi violé na lépp benn violeur boobu laa fi gis man mu leer ma ne kii moom ñeme naa wax ni violeur la moom donc kon ñun bu ñu waree jóg jot na parce que man dama ko neex la lay def wala lu ko neex la bëgg a doxalee la police ci boppam Aly Ngouille Ndiaye lu ñu ko mën a waxal quoi qu'on puisse dire lu mu doy waar sax moo tane Félix Antoine Diome bi nga xam ne baxal laa ko tuddee boobu mel neenu baxal man mënu ma comprendre naka nga mën a jàppee humilier police comme ça élément bip ak nu mu amee solo ci police nga xam ne mën a waxal Aly Ngouille Ndiaye lu ñu ko mën a waxal quoi qu'on puisse dire lu mu doy waar sax moo tane Félix Antoine Diome bi nga xam ne neenu baxal laa ko tuddee boobu mel neenu baxal man mënu ma comprendre naka nga mën a jàppee humilier police comme ça élément bip ak nu mu amee solo ci police nga xam ne moom ñooy maanaam lastriku nga xam ñooñu bu ñu jógee rek ay intervention yu am solo moo leen tax a jóg nga leen di wàccee ñu dem ci këru benn
jàkkaarloog moom mu ne dina la yàqal dina la rey tey da ngay dee. loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba ñuy woo toute la population sénégalaise rawatina la jeunesse sénégalaise ñu taxaw waxuma Casamance waxuma Tambacounda waxuma Louga waxuma Thiès région ñëpp laa wax ñu jug taxaw jàkkaarloog Macky Sall ne ko day arrêté te day dellu ginnaaw c'est que loolu la quoi day dellu ginnaaw te ñu démystifier ay kaso ki prison policiers yi sonn ñoo ñu gën a sonn gendarmerie ñoo ñu gën a sonn armée bi ñoom ñoo ñu gën a dee donc ñun nañ démystifier ay kaso ak ay prison ndax Sénégal ndax xeex Macky Sall jaamu yàlla la loolu na ko Sénégalais yi xam ni xeex Macky Sall jaamu yàlla la te duñ ko bàyyi muy jàpp Sonko di ko toroxal am na ñoo xam ne kenn leen toroxal et puis di ko jiñ ay viol yu ñàkk fayda yi quoi te moom mooy le plus grand violeur de tous les temps depuis qu'il est au pouvoir donc loolu mooy message bi di jégal ñu wasaatu sallallahu rasulullah. Voilà Assane loolu Cheikh après Assane. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. mbokk yi Cheikh Diop la nekk ci mouvement bu ñuy wax mouvement ànd ngir jikkoy defaru Majid ñun daan cadre rek la ñuy wax mooy coow li bari na lool ci kilifa yi diine yi jóg leen wax leen man contrairement damaa jàpp ne koo xam ni mosoo xalaata contre pouvoir li lay yëkkati du yomb parce que da nga ci am intérêt donc du man damay wax foofu li may njëkk a wax mooy bay boo ñu xam ni lii réew mi di bëgg a tàkk nii ku ci man di bokk ku ci man di noppi yow ci nga bokk sa loxo ngi ci biir boo jàppee nag dalaa war a jariñ nga ne cell toog di dund ci sa kaw la affaire bi jëm te bu dalee sa kaw da nga bëgg ñu dellu ginnaaw fekk ni c'est trop tard daam Mansour wax na ko fii léegi nañu wax avant qu'il soit trop tard wax moom xam naa ne du yomb parce que ci suuf la ñuy wax te ki ñu waxal du dégg waaye nag réew maa ngi ci yoon woo xam ni lii ma leen di wax ni wax ju gàtt la waaye ju ami solo la incha allah dañoo gëm ni ñoom rek ñoo ci war a wax te réew sax war a demee noonu franchement parler réew dafa war a teg ci yoon woo xam ni bu wax jotee ñu déglu ñi waroon a wax comme ñun ñoo joxe ay kaddu te mooy voix yi ñooy voté ñooy joxe ay kattan ñooy joxe légitimité ñun itam ñoom la ñu war a delloowaat suñu kaddu ñu wax waaye wuti ay wàllu mën naa ñàkk il faut loolu ñu xam ko de man gëm-gëm boobu laa am gëm-gëm bi ma am mooy lan moo tax ñu jàpp ne ñoom dañ ci am intérêt pare ñu leen wax loolu ba yawmal qiyaamatil akbar duñu leen sutur dara parce que bu ñu waxee tey bu subaa ñu wax la loolu te dañ leen wax depuis 60 ba tey ñu di leen wax loolu di xaw a di dee rek di leen wax ne ñun ñu nekk suuf di xaw a dee nañ bàyyi loolu nañ bàyyi di wax loo ay nit te ñun ñu nekk fi war a dund suñu doom bu ëllëgee ñu war a dund préparé wuñu lenn pour suñu doom te nag ñi fi nekkoon démuñ di leen wax loolu tey la fi seen doom di nekk di wax ëllëg seeni sëf fi nekk di wax pour suñu doom ñuy continuer yenn élite yi rek la élite religieuse élite politique alors que yooyu fokk na ñu jóg ci te bàyyi la raayante bi ñun ñu suñu biir rek parce que dañuy raayante nag raayante rek la ñuy def nag wax dëgg yàlla kon maa ngi tuub bu baax ci kàddu yooyu loolu rek laa amoon du ma waxal leneen yàlla may ñu dam te seral dëkk bi teg lépp ci kaw yoon may ñu avenir dëkk bu set bu sal ndax suñuy doom man fee fekk lu gën ñun liñ fi nekk ñun sax nag xaw nañoo tane mais li fi suñuy doom waaj a fekk nga xam ne moom la ñuy préparé bu bàyyi leen ko fi dana délicat trop wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bisimilah salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. sama kilifa yu ma fekk salaamaaleykum yéen journalistes yi tamit. man la Assane Diouf xam naa jataayu tey bi dafa am lu muy tekki parce que daana nekk Assane kese di toogal boppam wala Karim kese wala xam nga grand yi fi toog Clédor Dame ku ci nekk di toogal sa bopp di wax mais tey dafa am lu dal ci kaw Sénégal loo xamante ni dal na suñu kaw ñun ñi ñëpp ñu seetaan ko xam nga dal na ci kaw Khalifa Sall dal ci kaw Karim Wade ñu seetaan ko mu war a dal ci koo xamante ni bugguma tey sénégalais yi di ñu wax Pastef nañu wax Ousmane Sonko doomu Sénégal comme man comme ñun ñi fi toog ñëpp journaliste yëpp man loolu moo tax ma teew fi mu bëgg jeunesse bu Sénégal nañu xam ne caaxaan jeex na nañu xam ne fecc jeex na nañu xam ne tàllal loxo jeex na xare moo fi des xare te nit
bu fekkee ne yow da nga nekk ci réew moomu nga di ko ndamoo wala nga bëgg fa dara wala nga bëgg fa def dara da ngay fexe réew boobu am indépendance ba pare parce que bu amul indépendance yow doo am li nga bëgg parce que lépp loo mënti am tamit xam nga mën na xëy xam nga tàkk ci loxo buur te fi mu toll nii ñun buur la ñuy jëflanteel umpalewu leen ne man xam nga États-Unis laa nekkoon di séen lu bari xam nga di jooy parce que bi may yëkkati sama kàddu xam nga di wax bu teggenewul damaa gis ñoo xamante ni amuñu teggin ci ñun bu ma fekkoon Abdou Diouf wala Senghor wala Papa Abdoulaye Wade sama baat du mel noonu mais dañ fi fekk koo xamante ni bi mu ñëwee rek daf ne kilifa diine yëpp xam nga ay citoyen ordinaire lañ xam nga daal ne opposition bi duñu dara dinaa fexe ba fay leen ñoom ñëpp xam nga te loolu mooy liggéeyam ma bëgg nag xam nga liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy liggéey fépp pour jeune nekk ci Sénégal soit yaa ngi dawal Jakarta soit yaa ngi dawal Super soit yaa ngi dawal Sotrac wala yaa ngi dawal car rapide lu mu mënti doon wala nga yor bitik xoolal heure tëj ak taxaw dafa jot parce que buñ ko deful léegi nii xam nga buñ koy def dina fekk mu trop tard xam nga moo tax ñu war a taxaw léegi pour Sénégal taxaw pour suñu frère Ousmane Sonko taxaw pour suñu deret sax laay wax xam nga man pare naa pour joxe sama bakkan parce que li tax ma pare pour joxe sama bakkan bërki Dembo Njaay ci kaso bi laa nekkoon te liñ ma waxal yëpp dara nekku ci xam nga jaar na ci Karim jaar na ci Clédor jaar na ci ñu bari fii biir Sénégal bu ñu bàyyee nag yu mel noonu di continuer mooy xoolal ci suñu kaw la jëm si te balaa ñoo egg fii ñu jëm xam nga ñun nañu jóg gàttandu li nga xamante ni moo war a dox jëm ci ñun parce que bis bu egsee suñu kaw dina metti trop amul journaliste amul kenn kuy taxawaalu biir Sénégal koo xamante ni yow doo mën nga taxaw ne man du ma sénégalais xam nga léegi loolu moo waral xeex bii ñuy xeex nii sama gars yi bu leen seetaan commencé ko ci yéen ñi nekk ci salle bi xam nga lépp luy information génne leen ko lépp luy information wëri leen ko fi Adji Sarr dëkk ñun ñëpp xam nañ ko heure bii waroon na fekk ay caméra ñu jël ay information fépp foo xamante ni fa la Adji Sarr dëkk parce que Ousmane Sonko sénégalais yëpp xam nañ ko ba pare te mënuñu xëy ñu tegal ñu benn manipulation boo xamante ni ñun ñëpp dañuy toog rek ku nekk toog ci sa Facebook wala nga toog xam nga sa ruq naan non lii mën na nekk non passé nañu ay commentaire ci xare la ñu nekk nañu jóg ñun ñëpp pour xare xam nga Macky Sall moomul Sénégal xam nga te man li nga xamante ni moom laa mën a séq ak moom mooy xare man mënuma ko may dara barki yonent bi xam nga dinaa am nag loo xamante ni toujours dinaa ko may sénégalais yi comme ni ma leen ko waxee parce que jàmbat bi dégg naa ko Assane waxal li ngay wax mais bul saaga mais ñii ñuy jëflanteel ku leen saagawul tamit di nga wuti yet mbaa nga wuti jaasi xam nga te balaa ñoo egg foofu kon xam nga li yonent yàlla Muhammad mu waxoon lépp loo xamante ni mën nga ko faj ak sa làmmiñ ak noo ko mën a faje faj ko balaa ngay jëli ngàndaañ xam nga man foofu laa tolloon parce que xam nga saaga yàkkamtee xeex la te man damaa yàkkamtee xeex Macky Sall jàkkaarloog moom rek laa bëgg barki seen Touba te dafa jot xam nga kon préparer leen ko xam ne ñun ñooy Sénégal xam nga bu ñu bàyyi dara léegi nag bu demee ci côté police yéen administration bu Sénégal benn seen salaire yi Macky Sall nekk fi day continuer Macky Sall ñàkk fi nekk day continuer xam nga bàyyi leen loolu xel seen éducation yi ngeen topp ba egsi fii ngeen egsi ak waat yi ngeen waat bàyyi leen ko xel bàyyi ne ku ci nekk am nga njaboot te booy xëy di dem di doxi ci santaane Macky Sall xam nga da ngay bàyyi sa njaboot ginnaaw te sénégalais yi xam nañu la nañu bàyyi loolu xel te fi mu toll nii àdduna bi xolal lépp a xarañ xale bu ndaw bi doog a judd sax yàlla jox na ko xarañte boo xamante ni joxu ko ñu judd ci année 99 yi kon xam nga xeex baa ngi noonu xam nga man bàyyiwuma dara man moom du ma bàyyi dara xam nga parce que ki ñuy jàkkaar lool mayuñu dara respecté wul suñuy kilifa respecté wul kenn ku yeewoo Sénégal kon nañ leen taxaw xam nga ànd xare xam nga wasalaam loolu moo doon waxtaan bi dégg ngeen yaa ngeen jëf waaw léegi su fekkee ni am na ay laaj ñu jàll ci rapidement rek après yëkkati jotaay bi sauf pour information complémentaire kuréel bi danañu wàcc ci koñ-koñaan yi ci gox-goxaan yi structuré wu organisé wu
ba def suñu liggéey maanaam liggéeyu fédéré ak mobiliser jeunes yi un peu partout ñu toog jëm ci lu ñu jëm parce que ñoom fi ñu jëm leer na ci ñun kon ñuy xaar question yi soxla waaw ban organe RDV waaw. Moi j'ai une question par rapport au jour qu'on avait inculpé. Je ne vous ai pas entendu dans votre discours. Le jour qu'on avait inculpé les jeunes. Lors des altercations Oui. Je voudrais savoir quelle démarche ou qu'est-ce que vous avez fait pour que les jeunes soient libérés, parce que d'après ce que j'ai entendu, ils sont en train d'être torturés. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je pense que même Karim peut répondre parce qu'il avait porté le combat des jeunes de Colobane. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour ces jeunes-là? D'accord, Monsieur Diop, vous n'avez peut-être pas bien fait attention à mon intervention en Wolof. Parce que j'ai dit que pour les mêmes raisons d'incitation à la violence, on a laissé Aliou Dembourou Sow et on a poursuivi les jeunes de Pastef pour ces mêmes motifs. Maintenant, cette coalition qui s'appelle le peuple va mener toutes les actions de nature à faire obtenir la liberté à ces jeunes qui ont été injustement arrêtés. Parce que j'avais précisé dans mon discours que leur arrestation a découlé d'une violation de la loi, c'est-à-dire un député qui jouit de son immunité parlementaire, qu'on a voulu cueillir chez lui et qui a appelé ses militants à la mobilisation. Donc, c'est ceux qui ont contrevenu à la loi, c'est ceux qui sont venus pour amener Manu Militari, un député qui jouit d'une immunité. Donc, ces gens-là, on ne peut pas leur opposer le délit d'incitation à la violence ou atteinte à la sûreté de l'État. Parce qu'ils sont venus protéger leur leader qui jouit de toute son immunité et qui a défendu son immunité. Parce qu'au-delà de l'immunité parlementaire, il faut qu'on intègre une nouvelle notion, l'immunité populaire. Parce qu'il y a des immunités qui vont être conférées par le peuple. Dafa am ñoo xam ne askan bi moo dul nangooti ku leen di laal moo leen di jox seen ñoo leen di jox immunité. Donc il est question de ça. Donc aussi longtemps que ces jeunes ne seront pas libérés, la lutte continuera et on est en train de lui donner forme, on est en train de l'organiser pour qu'elle soit plus spontanée. Et en ce moment-là, et on avisera et on posera les actes à coup sûr et on va vers ça. Parce que vous m'avez posé la question en français. Da nga déglu bu baax sama wax bi ci wolof parce que maa ngi ñaawlu waa Pastef fi ñu jàpp ci tuumawu incitation à la violence wala incitation à l'insurrection maanaam woote fippu wala woote violence te loolu Aliou Dembourou Sow mais moom moo ko fi njëkk a def te moom bosam sax dafa grave parce que daf ci boole boddeeku ak xeet maanaam ethnicisme moom moo fi ni devant tout le monde ku fi contre troisième mandat nañu jël jaasi ñoom pël yi defante kook ñoom ba noppi installer un pël au pouvoir ba tudd ci Abdoulaye Daouda Diallo te kooku député la flagrant délit la soxlu dindi mbalaanu kiiraay kon loolu moo tax ma yàgg wax ni procureur de la République mënatul toppee kenn incitation à la violence incitation à l'insurrection te bàyyi fi Aliou Dembourou Sow kon waa Pastef yooyu warul ngeen jàpp ci loolu rawatina nag bu fekkee ni li waral jàmmarloo bi mooy seen leader bi nga xam ne dafa am mbalaanu kiiraay bu ko askan bi jox jaare ko ci assemblée nationale boo xam ni li gi fekk tegguwuñ ko yoon amul droit jël si ko kon ñoom dañu jalgati yoon boobu ñu jalgati yoon moo incité à cette violence maanaam moo indi jàmmarloo yooyu ñuy tuddee violence kon ñoom ci ñoom la tuuma bi jóge comme que léegi nag ñoom ñooy buur di bummi ñoo yor seen ay qualification ku ñu neex ñu bindal la ko dafa tàppel la ko ci PV jox ko ab juge mu placé la ñoom seen député bu defee li ñu mel ab ministre mooy ñëw ci télé bi Abdou Karim Fofana di ko layal ci li mu wax ni amul benn gravité kon de la même façon dañu war a xeex pour jeunes yooyu ñu libérer leen surtout que ñoom dañ leen doon torturer ba noppi nag mbir maa ngi bëgg a ëpp loxo parce que am na ñoo xam ne dañ doon dem di leen yóbbul ay lekk Abbas Fall ñu jàpp ko moom ak Fatima Mbeng Fatima sax bàyyi nañ ko mais loolu fan lañ ko teg fan la ñu teg woo nit kuy dem nga woo ko di ko poser ay questions yoo xam ni sa yoon nekku ci donc ñoom dañu bëgg a terroriser nit ñi moo tax ñu ni ñun nañu procureur monsieur le procureur ñun dañuy appeler à la résistance de façon publique et assumée
dañuy woote jàmmarloo de façon publique et assumée parce que dictature mënul am Sénégal musul nekk pays de dictature pays de liberté mais fàttali saa yu dëkk bi tàkkee te Macky Sall ci loolu la jëm ci taal dëkk bi la jëm saa yu dëkk bi tàkkee ay ceeb waralu ko ay ndox courant waralu ko lu ci bëri ay problème démocratie la ma fàttali leen rek bi ci mujj nga xam ne xale yi nañ ko fàttaliku muy 2011 bi ñuy daaneel Ablaye Wade pourtant la ko jiitu problème courant bu tar moo fi amoon ceeb yokku dund bi gën a metti mais loolu yëpp nit ñi ñu ngi ko doon muñ di ko sooxaale mais ba ñu laalee démocratie indi le quart bloquant ca la dëkk bi tàkk parce que loolu problème mu liberté la problème mu démocratie la loolu askan bi moo koy aaral boppam moo koy défendral boppam 88 noonu la demee woon te 2021 bi incha allah noonu lay demee parce que foofu la ñu Macky Sall jëme. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. Ouais. Merci. ban mooy sama téléphone man.